nga dem wuti jël leen ndox te ñëwaat seetlu la. ñu gërëm leen candi bi ak ñun ci ITV waxtu xabaaru marax yi la gën a fees bokk na ca ni fi ñu toll ni tembe coowal élection locale yi 2022 ñu ngi koy waajal wala juunoo moo am diggante opposition pouvoir opposition moo ko sookee liste bu ci ne li nga war a joxe ngir bokk élection moo xam communal wala départemental jamono bu opposition bi ni nan ko def fukki millions francs CFA nguur gi nañu muy ñu ànd ak benn bokk yaakaar gis ni nan ko def ñeen fukk ci ay millions lu di mel tax na indi coow dañ ci ñëw ànd ci ak gëstu Boubacar Dieng ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam jukki xabaar yooyu lee lu soxal crise sanitaire mondiale moo am ànd ak crise économique mondiale Afrique mujj ca Sénégal ma nga ca biir fi mu toll nii njëgu dund gi mi ngi yokk jëm kaw te wa taxaw diw gën caa fes lool fi mu toll nii am ceeb bu neen da nga gën a koppar diw gi yokkute wa taxaw daañu ci ànd ak gëstu Ami Diouf ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam ñii di waa Médina Zac ña nga ca département Rufisque ndox man nangu seen i gox tax njaaxle am ci ñoom kaddu jip fa gon yuuxu wàllu conseil départemental ba daal leen di dañ ci ànd ak gëstu Babacar Seck tam ci biir xabaar yi daañu ci boole tàggat yaram bit chokkam ñii di rakku El Hadji Diouf yi dañoo rëq ndiggul rakku jéego fooxlaan yi ca fe nga xam si moo di Uruguay jongante bit chokkam ma ngay am ca Russie juróom benn bal ci benn leen gars yi duma daañu ci ñëw incha allah ci song faram fàcce gi gërëm leen candi bi ak ñun ITV faram fàcc ak xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci Covid 19 mbas mi tolluwaayu Sénégal jamono jàppale ni kon bataaxal ministère de la santé ak action sociale xëy becc tey ji mooy am nañu téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay nit yu amee feebar bi lu néew néew am na juróom-ñaar ñu génn àdduna waaye la wér toll na ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne moom ñoo wér am na ñeent fukk ak juróom-ñeent yu sonn ba nekk Sowetas kër docteur delluwaat fàttali delluwaat fexe def kem kattan ci mbirum ñàkk yi takku mbuuka yi moo cay farata dégg ngeen ci docteur El Hadji Mamadou Ndiaye xëy becc bataaxalu ministère bi ci suba gi ca nu mu gën a yaatu boobee mbas mi nekkee ci réewum Sénégal xeex bi takkar naa seetawoo taxaw ñu liggéey ci mbirum kër docteur ne ci naxaru xol syndicat bi leen ëmb muy les travailleurs de la santé ne ci naxaru xol ne ñoom daañu amal grève banque bu loxo fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent septembre gi lu koy indi mooy nguur gi ni mu doxee ak ñoom dëppoo ak yoon la day ñaawlu seen condition maanaam nekkin bi ci wàllum liggéey bi waaye tamit lu jëm ci nekkin bi nga xam dafa tax lool nekk ci mbirum rek Covid baak nañ koy xeexee war ci ànd ak maam Seynabou Babou moo àndoon ak Augustin Mandang fekke woon xeex bi nga xamante ni liggéeykat yi ci wàllum kër docteur ñoo ko doon amal wane seen naxaru xool reportage. ñaari fanu grève yu syndicat démocratique yu travailleurs santé ak yu secteur social nara amal bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag ginnaaw préavis de grève bi ñu déposé woon depuis ci weeru avril ñii di nguur gi faale wuñ leen benn yoon. ñun mënuñu concevoir ñu nekk dans la fonction publique amuñ indemnité de logement tey jii koor yëpp ñu ci bëri am nañ indemnité de logement. pourtant heure bu nekk la ñuy yee nag da ngay nelaw heure bu nekk ñu ne la urgence am na nga jóg c'est normal dafa ëpp nag dafa ëpp et dafa doy. syndicat démocratique travailleurs yu santé yi nag ak yu secteur social ñoo ngi dem fu gën a sori ñoom nag ñoo ngi ñaawlu hôpitaux yu bees yi ñuy tabax te ñi nga xamante ne ñoo yor wérgu yaramu askan wi teguñ leen ci ay conditions yu baax. mais dañ ni boo na mënee jël 21 milliards nga tabax ci par benn hôpital ñeenti hôpitaux mu war a nekk 80 milliards li jël xaalis boobu def ko ba desul lu dul inaugurer hôpital bi ngay wax ministère de la santé ana personnel bi ça pose un problème. te loolu moo xew tabax hôpital def ci ay milliards bâtiment yi nice nga def ay équipement yoo xam ni ay milliards la ñuy jar ba pare personnel ba war a faj maladie amul. ñu janoo ak taskatu xibaar yi syndicaliste yi nag ñoo ngi ñëwaat ci gestion wu mbas mi ñoom nag jàpp nañ ne lépp ay calcul politique la. yàgg dund ak épidémie xam nañ ñu ngi ko daan gérer mais bu njëkk épidémie fu ñu ko daan gérer c'est au niveau opérationnel parce que dañuy jàngal en santé publique que bu daay tàkkee par exemple li fi nekk nii doo fi nekk naan da ngay fay micro bii mooy tàkk déedéet da ngay jéem a écarter yeneen micro yi ba nga xam ne yeneen bii bu lakkee ba jeex yeneen yi du lakk comme nee nañ dugal nañ ci 105 milliards ngal la nañu wax 105 milliards yi fan la ko dugal am na lu ñuy wax di jéem a kii nit ñi di gëmloo nit ñi
ay affaire gis nga affaire détournement matériel ak affaire surfacturation ñun xam nañ ci dara dafa yàgg ci système bi ragaluñ ko nag ñun ragaluñ ko nu woo dikk ak feneen. maire ba futt loolu syndicat wu travailleurs yu santé yi ak yu secteur social ñoom nag jàpp nañ ni depuis Macky Sall toogee ci nguur gi 2012 ba tey gisuñu ci benn yoon seen bopp ak seeni salaire yu néew ñoom nag ñu ngi réclamer ngir ñu teg leen ci ay conditions yu gën te ñu utal leen li nga xam ni moo di indemnité de logement. maam Seynabou Babou jaajëf xabaar yi wéy ci beneen biir ngi jëm élection locale ak seeguñ ci des na ñeenti weer naam waaye coow laa ngi ni cob boy diggante opposition pouvoir ko indi mooy caution bi liste bu ci ne la nga te ci taabalu nguur gi ngir war a mën a bokk jongante yooyu leen la ñuy wax nag mooy waxtaan gi tey jii la waaye lan ca gis mu génn ca mooy ñàkk déggoo coowal koppar gi moo ko sookee opposition bi ni il faut ñu def ko 10 millions francs CFA maanaam fukki millions francs CFA la ñu proposé nguur gi ni ñi ànd ak benn bokk jàpp nañ ko def 40 millions francs CFA foofee la coow li nekkee ana lu ko war a tàqale ak kan moo ci dogal bi ngir ñu xam ci gël gu li fu mu nar a ci jëm ñu ànd caa gëstu Boubacar Dieng. gannaaw ay simili yu bari ñu toog di waxtaan ñu génni ku ci nekk di wane fi nga féete. Benoît Sambou bokk ci majorité présidentielle bi di xamle ni ñoom nag fa ñu nekkoon teguñu fa. ñun suñu proposition mooy ñu fixer caution bi 20 millions pour élection communale yi ak 20 millions pour élection département. ci élection nag ñi nga xam ne ñoo di pôle de l'opposition gis ni caution bi dañ ko war a def fukki millions juróom millions ci élection communale. juróom million ci élection départementale. ñun opposition bi li nga xam ne moo sa nekk suñu proposition ci mbir mi maanaam mbirum caution bi mooy yëfi nañ ko fixé ci juróomi million maanaam képp koo xam ne bëgg ngaa nekk maire boo amee juróomi million man di nga mën a bokk waaye aussi képp koo xam ne bëgg nga nekk président conseil départemental aussi boo amee juróomi million nga mën a bokk ñaar yooyu boo ko boolee muy 10 millions. Benoît Sambou di dëggal li tax ñuy sàkku caution bi doon ñeent fukki millions. parce que tamit jàpp nañ ni képp ko xam ne dafa soxla carte sénégalais yi war naa mën a participer ci organisation élection yi parce que organisation bi dafa cher waaye tamit. comme caution bi dañ koy rembourser bu dee yow ku sérieux nga bu dee yow jàpp nga ni am nga ay di nga mën a am ay voix di nga mën a am ay conseil mais waroo ragal teg caution bi nga xam ne boo amee say conseil ñu delloo la sa caution. Aljuma Sow moom giseewul ni ni mel. war nañu fexe tamit ba lim bi nga xam ne wala montant bi nga xam ne fa la ñuy yemale caution bi mu nekk montant boo xam ne dina mën a permettre. li nga xam ne mooy mouvement associatif local bi muy alliance muy association de développement yi nekk à la base muy GIE yi ak yu demee noonu képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci élection yi nga bokk ci. ñi bokk ci nguur gi naka noonu ñi féete ci kujje gi ku ci nekk jàpp fi nga jàpp gis ni li nga proposé mooy li gën kàddu gu mujj gi nag ki nga amee moo di ministre de l'intérieur li nag. mi ngi war a am fii ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août bu ñu sukkandikoo ci agenda bi ñu dooree. Boubacar Dieng jaajëf xabaar yi wéy ba tey mbirum politique bu fekkente ni coow laa ngay jolli ca mbirum caution bam diggante opposition pouvoir ñu ñoom ñi ngi xool ay pexe nas jéem a booloo def wenn say xàccandoo dóorandoo dal ci kaw Benno Bokk Yaakaar Serigne Moustapha Sy moom ci boppam mooy président d'honneur bu parti PUR ñu koy tënk ci PUR moom ci boppam nee na PUR ak PASTEF PDS ak taxawu Sénégal bu Khalifa Sall daañu def wenn say ci élection locale yi loolu bu amee lan moo ci nar a doon seen chance lan moo ci nar a doon ngaañuk Benno Bokk Yaakaar njàngat ji ak professeur Serigne Thiam di jàngale mbirum politique fii ci UCAD jokkoom ak ma obligé
analyse bi dafay dem ci li nga xam ne dañ koy xayma ci élection yi fi passé coalition bi gënoon rëy bu nekkoon en face Benno Bokk Yaakaar te coalition bu nekkoon bu Idrissa Seck te Malick Gakou nekkoon directeur de campagne am na lu bëgg fukki parti ak juróom-benn te terewul ñu demee ci élection yi gis nga la fa xew beneen coalition bi même di ñëw troisième bu Pastef bi ëppoon na encore 4 entités donc tey suñu di dem ci élection municipale ñu toog ci ay communes yoo xam ne ñu ngi jàpp ne ay 500 et quelques communes yoo xam ne am na Sénégal plus de 560 presque ñu toog ñu ne coalition opposition bi ci 4 entités yooyu la def tuddee ko la grande coalition ça fait pas le poids seen coalition bi du survivre pour dem au-delà des présidentielles parce que ñi nga composé ku ci nekk da nga présidentiable te je vois mal même si bu fekkee PDS ak waa Manko dañu bokk benn problème mooy seen candidat yi muy Karim Wade muy Khalifa Sall modification loi électorale yi daf leen a éliminé pour le moment donc dañ ñoom aussi duñu bàyyi mu sedd parce que dañu ne quoi qu'on puisse dire ñoom ñoo nekk seen candidat jàpp naa ne duñu toog ñoom ñëpp ne coalition bi Ousmane Sonko mooy seen candidat wala Khalifa Sall mooy seen candidat et vice versa. mu doon kàddu ko jàngat professeur Serigne Thiam Diocom ak maam Abdou Guèye Kassé jàngat coalition boobu opposition def benn say jëm ci taxaw jàkkaarloog Benno Bokk Yaakaar xabaar yi wéy yaakaar am na ci ñoom ban wane ko mooy élèves yi nga xamante ne bi ñoo gën a xarañ ca yëmbal ñi ci ëpp di ay njagamaar di soxna yi del war wane seen jalooreem neexal nañu leen ci kanamu kilifay gox ba ñaax leen tamit bokk na ca seex yi nga xamante ne bi ñoom itam dañoo am bac ci at yu yées daanaka fukki at ak ñeent ñu xuus ànd ca ak gëstu moo Lamine Fati. yëmbal mu ngi delloo njukkeel élèves yi nga xam ne ñu jël raaya yi rawatina ci concours général bi nga xam ne ñu ëpp si ñoom banlieue bi la ñu jóge lycée El Hadji Ibrahima Diop bu nekkee ci yëmbal jël na raw gàddu gi waxtu ji nga xam ne madame Diaw di ay seex yi nga xam ne sargal nañ leen di Aminata ak Rama mu ngi woo waajur yi ñu gën a taxawu seen doom ci jàng gile. il faut ñu dellu si waat si gannaaw ñu soutenir suñu ay doom. c'est ça les femmes nous avons que nos enfants ñu bàyyi yëpp détails yi toppatoo suñuy doom ñuy jàngi ak manière buñ ko mënti def on s'en fout l'essentiel mooy nañu réussir les enfants man loolu moom mosoon nekk sama xalaat yàlla may na ma chance tey te di ko ñaanal xale yëpp. ministre Amadou Hott di rafetlu bu baax a baax liggéey yi nga xam ne élèves yu nekkee yëmbal def nañ ko moom sax jóg na taxaw ngir gunge leen. loolu moo waraloon nag ñu def effort bi pour reconnaître l'excellence dans notre zone de Yeumbeul, dans notre zone de Keur Massar. On est dans ce département de Keur Massar, mais en tout cas l'excellence dans la banlieue pour gën a encourager xale yëpp encourager ñeneen ñi nga xam ne amuñu woon ay mention wala amuñu woon ay prix concours général ñoom it ñu gën a góorgóorlu gën a jàng pour année prochaine ñu mën a ñoom it am ay résultats yoo xam ne dinañ gën a def fierté wu waa yëmbal. bis ni ki tey mbirum excellence waa yëmbal nee nañ dinañ ko def seen yëf élèves yi ak waajur yi jóg nañu taxaw na ñoom dinañ fexe ba lii di excellence am bu baax a baax seeni gox gile ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñoom jóg nañu taxaw ne ñoom dinañ gunge ñi nga xam ne ñoo raw. ñeneen ñu nekk ci rawante mooy fexe génn ci ndox mi nangu seeni kër taw bi ma ko sookeem demal ca Médina Zac ma nga ci Rufisque foofee dafay yeewu seen xol jeex daal si sottim ndox seen kër di tëmb bagaay si yàqum ndimbal la ñuy waxu woon jëme ko ci conseil départementalu gox ba waaye wallu am na ak jëmtukaay ak masawu leen coonom ñu xuus ànd ci ak El Hadji Babacar Seck. quartier Médina Zac tolloog sortie na autoroute à péage ci Tëngéej mu ngi fees dell ak ndox egg ci kër yi nekk lu jafe mu ànd ak ñàkk kaaraange. ndox mi daal jaaxal nañu ma ne autorité yi ñëw leen ngeen xool ndox mi ñuy dund metti na visité nañ leen ba léegi nii benn kër boo xam ne mat laa yeeg yëpp yàqu na buntu kër yi kenn mënul dugg kenn mënul génn problème d'assainissement am na novembre décembre bu ñu jubee dina lëndëm élèves yi dañuy jàng ñun dañuy liggéey soo wàccee yàlla leen sécurité lampadaire doy. ngir wàññi coonoy askan wi conseil départemental bu Tëngéej may na juróom-ñeenti moto pompe cité yi nekk Médina Zac ak li ko wër. ñu dund lu métti nag ñu ñëw massawul leen vraiment ñëw indi encore suñu solidarité si ñoom ba ñu ñëw aussi ñëw ñu ay loxo nañ parce que xamoon nañ ne suñu fi duñ fi fekk lu neex ndax ay kër yu fees lañu ay tali yu fees dox bi jafe fi ba ñu ñëw aussi ñu démarché woon si suñu fondation la fondation Sénégal India pour ñu jàppale ñu aussi si ay moto pompe ñu may ñu 9 moto pompe ñu ñëw séddale si zone yi nga xam ne si commune de Rufisque Ouest ba si Daaru Rahman sax
dañu amoon ay problème d'inondation chaque fois su tawee. ñi jiite collectivité yi ñu ngi laaj ab plan boo xam ni dina génn Tëngéej ci jafe-jafe yu nekk jëm ci wàllu assainissement. pour que ensemble avec service technique yi ñu mën a teg un mémorandum bi nga xam ne dina quantifier problème yi ñaata kër ñaata tali ñaata problème réseau la ñu am lépp pour que suñu paree si loolu ñu mën jël document jox ko le président de la république parce que lii mu def Kër Massar ñun waa Tëngéej soxla nañ ko yàkkamti nañ ko parce que ñun aussi li ñu dund metti na yuuxuwuñu ko dëgg la mais nag metti na te suñu si teelul jàppale li raw am Kër Massar dinañ gën a yuuxu lu raw loolu. programme bi nga xam ni dañ ko jagleel la dimbali ñi nga xam ni mbënd mi da leen tab dinañ ko yaatal ci département bi yëpp. jërëjëf Babacar Seck jamono boobee ndox mi mëdde ay dëkkuwaay fekk na tamit sikk am na ci marché bi ndax jëg yi yokku na daanaka bërki démb suukar la woon tey jii ñu waxum ndawal jóge ca diw gi ñëw yokku ñu sant Falla Gaye xam ni ceeb ngir mu nin diw moo koy gunge njëg gi yokku na ba jéggi dayo ba demal ci marché bi Gueule Tapée bokk na ca foofu yëpp daanaka ñu fay dund ñu ngi dund ay benk ñu ngi koy metti yoo xamante ne bi lépp ay gàllankoor la sama Ami Diouf demoon seeti leen reportage. mu bokk ci yu mënta ñàkk ci togg dëwlin bokk ci li ñu gën di jënd fii ci marché bu Grand Dakar. njëg li fii bés bu set dafay gën di yokk daanaka jaaykat yi di ko ñaawlu Cheikh Sarr nekk jaaykat fii ci marché bi gis-gisam mooy li waral yokkute bi mooy importation bi. Bon man je pense que ni est-ce que du si importation bi la quoi si taxe douanière bi parce que je me suis dit que peut-être taxe yi su nekkee dafa yokk voilà circulant bu muy def bala muy agsi si détaillant bi voilà prix bi day yokk quoi. Actuellement diwlin dañ koy jaay rek pour maintenir la clientèle quoi. Voilà parce que mënoo jaay ceeb jaay soble jaay et cetera yeneen denrées alimentaires yi sans autant que nga jaay diwlin. client yi di faral di wante ak jaaykat yi ndax jàpp ni ñoom ñoo yokku njëg yi. Ça sera un peu difficile ak pour jàlle mais de temps en temps sooy waxtaan ak moom di nga ko convaincre pour wan ko ni carrément que ni yokk jóge ci yow quoi peut-être si kaw la jógee quoi en fait mais on essaie de négocier avec les clients quoi. yaa Fatou Mbengue lu ëpp fukki at a ngi muy jaay beñe ci biir marché bi. yokkuteeg dëwlin gi métti ci moom waaye terewul muy wéyal njaayam ngir faj ay soxla. seer na kenn mënatu si jaay lenn ba am ci dara ay jaay ba pare boo versé borom dëwlin ji presque yow mooy loolu dootoo si amati dara nga dëwlin ji seer na. nooy def mën ngaa tàmm boo ko bàyyee nooy def tëdd doo tëdd ndax da nga siy jàppaat rek ba ñu gën a xëy na mu wàññeeku waat loolu la ñuy xaaraat wàññeeku waatee rek ñu commencé kii yaat liggéey bi. waaye instant bii moom dañuy jaay nii rek waaye bénéfice mu amatu ci. ñi ciy gën a loru di borom kër yi Tanku Diallo di ñu xamal ni yokkute denrées alimentaires yi tax na duggam melatul nam da mel. léegi nag xool da ngay xool tey bu ñu la joxee 2000 francs nga war a jënd jën war a jënd li ciy ànd day metti daal day metti trop metti na moom ci jigéen ñi wax dëgg yàlla metti na te lépp a yokk instant yëpp depuis bañ tabaskee ba tey prix bi wàccul dafa yéeg bañ tabaskee ba tey. dëwlin bokk ci lu ëpp li ñuy jëfandiku ab yokkuteem jural ay jafe-jafe ñenn ci borom kër yi waral ñuy sàkku ci kilifa yi ñu yoonal njaay mi ak njënd mi. soxna Ami Diouf jaajëf ba tey duñ gën a gon marché bi diw ga yokku fekk soxla si baykat yi bay ba noppi mi ngi yàqu ba demee ca marché bi nga xam mooy Gueule Tapée bu Parcelles Assainies foofee daanaka mis naa wax ni ña fay yeewoo di ay commerçant sonn nañ lool lañ jëndoon ci soble bëggoon koo jaayaat dafa lamb seen ay loxo fu ñu ko denc moo leen te yàqu noom njàmbat la ñu àndal ndax perte gënu perte foofu tax jéggi na ko gëstu Mamadou Diagne. ay saaku soble yu yàqu mu ber ko ci bërëbam bi yàqu-yàqu yi nu mel jaaxal loola Njawar Jaañ moom ndaw li yëngu ci njaayum soble ca marché Gueule Tapée bu Cambérène ne ci soble si ay millions la ciy ñàkk at mu ne. soble bi li yàqu moom bëri na parce que boo xoolee lii lépp dafa yàqu bi moom fan yi bëri na trop waaw donte baykat yi dañuy bay yàqule mais ñun ñi nga xam ne ñooy commerçant yet di dem di jëndi dañuy yàqule bii moom arrivage bi moom li ma ci perte wax dëgg yàlla moom bëri na trop. bu ma defee sama calcul comme or bi li ma jëndoon ak li ma jaay booy xool daanaka rentabilité ëpp na ay 3 millions nangam. Njawar Jaañ di jaay soble buy jóge ci bët gànnaaw réew mi
Noto Potou ak Gandiol la ndaw li di ñaawlu anam wi ñuy dencee soble bi ci marché bi loolu itam délégué marché bi ne bokk na ci lu gàllankoor soble bi. lu ñu gënal ñàkk pexe la parce que boo xoolee cadre bi ñu nekk rek nga xam ni cadre bu jafee liggéey la te soble laajul loolu ngeen di étaler soble bi amul hangar amul dara bâche ngeen di utiliser pour mën a conserver soble bi mu mën a dem taw beeg yooyu donc kon nekk fi neexuñu dañoo ñàkk pexe. waaye soble sii di yàqu ren mu mel ni bokk na ci li ko gën a waral la ab surproduction maanaam ci gis Babacar Diop dañu béy lu ëpp. ren moom li yàq soble bi lenn la surproduction am na on a préparé nañu terrain bi ba nit ñi bay dem nañ ci mbay mi ñu bay ci kenn accompagné wu ko ak ubbi yeneen marché yoo xam ne mën na absorber production bi mu am yeneen jumtukaay yoo xam ne war na mën a conserver produit bi ba noppi nag agro business li ñuy wax ak agro business day marocain day hollandais yooyu yëpp ñu ñëw ñu wax leen des hectares et des hectares ñu ñëw encore yokk production bi te soxla wuñu woon loolu quoi loolu moo gën a yàq soble bi. ca marché légume bu Gueule Tapée foo sànni say bët gis ay saaku soble ñu tegle waaye li ci ëpp ca mbalit ma lay mujjee commerçant yi am ci lu leen métti ne dañu bëgg ay solution yu yees. bi yëpp soble la lépp dafa yàq. muy gëstu bu xóot bopp ak ngembeem du ñàkk xelam dem ci soble si waaye yàqu gi bi yàqu nekk lu gën dañ toppaat yooyu léegi incha allah ci nu mu gën a yaatu ci yenn émission xabaar yi wooy tey jii ñaar fukki fan ci weeru août bu fàttalikoom date la bu symbolique du ñàkk ñu bari ñu ngi dégg ñuy wax président Modibo Keïta ak président Léopold Sédar Senghor dañoo bokkoon ci benn kuréel fédération du Mali Sénégal ak Mali boobu tudd Soudan nekkoon benn réew tas amoon na bis ni tey ci atum 1959 jàpp 60 googu leen pëccëxoo am lu ko indi woon parparloo ak nomination takkal ndomba tànk ci wàllum politique indi coow fàttali ko ba nam dee woon ànd ci ak Papa Alioune Sarr. Sénégal ak Mali ñoo bokkoon benn dëkk bokk tamit benn drapeau féeteendoo seen anniversaire bu njëkk ci 20 juin 1960 waaye lii mujj la woy ci ñaari dëkk yi sax nga xam ni dañoo bokk aada ak cosaan lu Sénégal ak Mali booloo nekk benn dëkk tax kii di Léopold Sédar Senghor ak Modibo Keïta daal di samp li ñuy woowee unité africaine ñaari njiit yi daal di jël ndogal booloo nekk benn ci 21 janvier 1959 ci jamono jooju ci la fédération du Mali daal di juddu ñu teg ci ab diir mu daal di tas joŋante bu amoon ci diggante Léopold Sédar Senghor ak Modibo Keïta ci congrès bu Bamako la tàmbalee congrès bi nag ci 29 au 30 décembre 1958 la amoon ñu teewloon Sénégal Soudan français Dahomey ak Haute-Volta ñu dajaloo ngir samp fédération waaye Soudan français ak Sénégal rek ñoo xaatim constitution bi ci janvier 1959 Senghor jiite assemblée fédérale Modibo Keïta jiiti gouvernement bi Mamadou Dia daal di ci topp lii lu kuréel bi tëddee woon waaye ci ñett ñi kan moo war a jiiti fédération du Mali lii nag nekk ab laaj bu naqaree tontu diggante bu ñagas bi nag ci élection présidentielle fédération du Mali ci la gën a fës yi joŋante bi ñu jàppoon ko ci 27 août 1960 ci weer bi rek Modibo Keïta jot na ci yëkkati ay kàddu daal di fexe ba ñu dàq Mamadou Dia ci conseil des ministres bi yamu ca mu daal di teg ab état d'urgence Senghor ak Mamadou Dia daal di indi ab tontu jàpp Abdoulaye Soumaré ku nekkoon colonel soudanais ak chef des armées tasum fédération bu Mali nekk lu munta ñàkk ci 20 août 1960 assemblée daal di wote indépendance su Sénégal Modibo Keïta def lu ni mel ci Mali ci 22 septembre 1960 fédération du Mali ñaari weer rek la am ci diggante bi benn njiit mujj ñu ko seexal. Pape Alioune Sarr jaajëf ci boobu lépp fàttaliwaat ni Modibo Keïta mi ngi génnoon àdduna ci 1977 président Senghor génn àdduna ci atum 2001 lay jeexal xabaaru marax yi bokk na ca mbirum sport beach soccer jogante yaa ngay wéy ca Russie coupe du monde bi chocolat waaye jàpp leen ni lu soxal ñii di rakku El Hadj Ousseynou Diouf yi ñëw rëqandigul rakku Diego Forlán yi ca PDP nga xamoo di Uruguay
daal di daan juróom benn bal ci benn dañ leen dugal muy footballu plage boobu leen Sénégal nag delluwaat woneeti fulaak fayda lu di mel waxambaane Omar Ngalla si lay def daañu ci toppaat incha allah gën a yaatu ndax am na yeneen jongante yoo xam Sénégal mi ngi koy xaar ci wàll guni mel delluwaat ñaanal leen gaynde yooyu la ñu indi fa ak ndam ndax neexal yu bari mi ngi leen di xaar bu amee boobu lépp pot jëlee ko ca beach soccer bi nga xam te ni Sénégal yàgg na jël ay praye di ko indi ci biir réew mi sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV lii moo tëj ci laaj ci xabaaru marax yi Modou Mbacke lan ci àndal nag équipe ba ca ginnaaw incha allah day wéyandi ci programme tal ak Cheikh Hassana Fall jaa ngeen jëf